ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci Elimane Kane junjoon nañ ko ci vidéo bi ñu defoon ci Wally Seck moom Elimane Kane ñu dàq ko ci ONG bi di Oxfam gannaaw ba mu lànkee appliqué agenda bu bees bi nga xamante ne nii ONG bi teg na ko biir Sénégal ngir promouvoir góor jigéen yi ak yu ni mel muy ab cas boo xamante nii day dëggal naka la organisation góor jigéen yi ak ONG yi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci biir réew mi taxaw temm ngir accélérer li nga xamante ni mooy seeni campagne pour que góor jigéen ñu mun ko accepter biir Sénégal maanaam légaliser ko. jamono ji nag ñi ngi utiliser bépp moyen di sponsoriser ay artistes di financer ay association di jox ay programme seen agent yi nga xam ne ñooy liggéey seen biir ONG bi pour que projet bi mën a antu donc. kaaw Elimane Kane bi dafa dolleeku ci yeneen yi gën a garaaw yi nga xamante ne ni concerné na góor jigéen yi biir Sénégal ak pexe yi nga xam ne ñu ngi koy lal pour may leen doole ci biir réew mi. ci vidéo bi da leen di expliquer d'abord kaaw Oxfam bi ak seen programme bi nga xamante ne nii moom lañ bëgg a teg biir Sénégal tax ñu dàq Elimane Kane dinañ leen baaxee tamit cas bi dossier bi dina leen ko expliquer sukkandiku nag ci témoignage yi nga xam ne moom Elimane Kane def na ko ci affaire bi lee. vendredi 28 juin 2019. ci 9h Oxfam International dafa envoyé ab email boo xamante ne nii dañ ko jagleel agent yi nga xam ni ñoo ci liggéey ñu dippee lettre bi lettre d'amour ci biir lettre bi ñu tënk ci conditions yi góor jigéen yi nekkee jigéen ak jigéen yi say seen biir ak yu ni mel seen dundin ci biir société yi ak yéene bi nga xamante ni am nañ ko pour promouvoir leen jox leen ay postes de responsabilité ci bépp xeetu ndombal tànk renforcer li nga xamante ni mooy seen leadership maanaam seen taxawaay dans les pays sud maanaam pays sud boo ko déggee mooy les pays sous-développés yu ci mel ni Sénégal loolu sax mérité na explication c'est-à-dire lan moo tax ñu mettre priorité ci dëkk yi nga xamante ni dañu néew doole loolu mérité na ab jàngat. après ñu jeexale lettre bi ci ab genre menace jagleel ko dëkk ak agent yi nga xamante ne nii ñooy liggéey Oxfam lànk ne duñu sukkandiku ci boobee programme nga xam ne Oxfam teg na ko ñu menacé leen ci biir lettre bi ne képp ku sukkandikuwul ci boobee programme sa dàq xaj na ci. léegi nag gannaaw ba mu liiree emailu ONG Oxfam bi nga xam ni fa lay liggéeyee Elimane Kane décidé tontu leen waaye itam dénoncé anam yi nga xam ne moom la ñu bindee lettre bi parce que bu ñu sukkandikoo ci Elimane Kane Oxfam dañuy bindee lettre bi dafa ñàkk jox cër ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ak tamit xeetu menaces yi nga xam ne dugal nañ ko ci te bu weesoo loolu lettre bi d'après Elimane Kane dëppoowul ak li nga xamante ne nii mooy principe yi Oxfam ne moom lay développé ci dëkk yi nga xam ne fa lay intervenir. loolu lay tax Elimane Kane tontu leen xamal leen ni moom àndul ci boobee lettre te nag pare na pour dëkku bépp conséquence boo xamante nii mën na. jóge ci bureau Oxfam bi nga xam ni moo nekk biir Sénégal. après bi mu defee lettre bi ba pare moom Elimane Kane keneen ci collègue am yi doon liggéey Oxfam moom itam réagir comme moom ni mu réagiré maanaam duñu nangu li nga xam ni Oxfam bëgg na leen ko imposer. mais lan moo xew gannaaw ba ñu defee réponse yooyu Oxfam dafa bloqué li nga xam ni mooy seen email yi pour que ñu bañ ci accéder parce que ci organisation yu ci mel ni Oxfam ak yeneen ONG ak sax ay entreprise ak bépp institution boo fay liggéeyee da ngay am adresse professionnelle adresse email professionnelle boobu noonu moom la ñuy inscrire ci seen base de données. léegi nag Elimane Kane gannaaw ba mu tontoo Oxfam xamal leen que ni respecté wuñ ko te moom du dëppoog li nga xam ne mooy seen lettre boobu nga xam ne li ko tax a jóg mooy promouvoir góor jigéen yi dans la mesure où kenn warul forcer doomu aadama ay mbir yi nga xamante ni dëppoowul ak ay valeur am. bi mu waxee loolu ñu bloqué adresse email am moom ak collègue am bi nga xam ni ñoom ñaar ñoo bokk benn tontu. vendredi 28 juin 2019 à 15h Elimane Kane ñu convoqué ko ci ab réunion ONG Oxfam ci teewaayu directrice Oxfam Sénégal ak directeur des opérations ak ki nga xam ne mooy chargé des ressources humaines bu ONG bi. moom mi nga xam ne mooy chargé des ressources humaines ci ONG bi moo xamal Elimane Kane ci kàddoom ne ONG bi jël na ndogal saisir inspection du travail maanaam kuréel gi nga xam ne mooy saytu lépp luy wàllum liggéey fii ci Sénégal pour que ñu autoriser dàqum moom Elimane Kane pour lan faute lourde maanaam def lu jaar yoon ci biir liggéeyam ñu teg ci ab mise à pied maanaam dàqum négandiku laataa ñu koy valider bu toll ci fukki fan ak juróom yoo xamante ne nii du jot salaire am.
mais li gën a garaaw ci dàq gi nga xam ne dàq nañ ko Elimane Kane mooy Oxfam ci lettre bi nga xam ne moom la envoyé inspection du travail maanaam kuréel gi nga xam ne mooy caytu wàllum liggéey fii ci Sénégal bi mu leen di bind lettre pour dàqum Elimane Kane bi waxuñu ci biir lettre bi que dafa lànk ne du bokk ci campagne gi dooleel góor jigéen yi waxuñu loolu ci biir lettre bi. dañu ne dañ ko dàq parce que Elimane Kane dafa lancé woon benn pétition pour sàkku ñu ibbi enquête maanaam poursuite judiciaire ci affaire gaz biir Sénégal ñu noppi ci tegaat beneen motif mooy Elimane Kane ba tey Oxfam ci seen biir lettre bi ne Elimane Kane ci boppam dafa participer woon ci conférence de presse bi nga xamante ne nii initiative citoyenne bii di aar la ñu bokk dañ ko organiser woon te itam yenn ci ay sorteem moom Elimane Kane ba léegi ci média yi daf koy def en tant que membre ñoom seen organisation muy ONG Oxfam loolu lañ ko reproché loolu la ñu bind ci lettre bi nga xam ne moom lañ envoyé inspection du travail pour dàqalu Elimane Kane alors que li tax ñu dàq ko ñëpp xam nañ ko position bi mu jël arrangé wul li nga xam ne mooy ONG bi parce que nee na moom du téewal tànk du campagne du jàppale góor jigéen parce que diine mayu ko ay valeur am aussi mayuñ ko. Après Oxfam comme niñ ko waxee sànq bloqué compte Elimane Kane gannaaw ba mu quitté réunion boobu noonu pour que mu bañ a accéder ci ordinateur am ak email am yi yëpp la ñu désactivé alors que bi ñu koy désactivé mi ngi nekk ba léegi employé Oxfam parce que dàq bi effectiful ba léegi. jamono ji nag procédure administrative bi ñu ngi koy topp Elimane Kane ci boppam jaar na inspection du travail pour que ñu déglu ko mi ngi xewoon ci jeudi 4 juillet. ci teewaayu avocat am ak ay délégués yoo xamante ni Oxfam nañ fa teewloon ñu convoqué waat leen fekk ay fan ngir jot réponse inspection du travail ci lettre bi nga xam ne Oxfam def na ko maanaam ba xam dañuy autoriser dàq googu noonu wala dañ koy bañ a dëggal. ci témoignage bi nga xam ni def na ko Elimane Kane di préciser que ni am na lu mat ñaari weer moom ci boppam bi mbir yi commencé jéggi dayu biir Oxfam ak seen projet dooleel góor jigéen fii ci Sénégal ak pression yi nga xam ne doon na ko jot jugee ci directrice Oxfam bi biir Sénégal doon na négocier li nga xam ne mooy départam ci biir boobee ONG parce que xam ne ni ñii liñ fi nar àndut ak moom ak ay gëm-gëmam maanaam xaarul woon ñu dàq ko muy soog a entamé procédure yi mi ngi ko doon xeex biir ONG bi. ba tey ci témoignage bi mu def ni am na ñetti réunion yoo xamante ni organisé woon nañ ko biir ONG bi ci biir moomee te mi ngi doon xaar proposition finale Oxfam parce que Elimane Kane dafa demoon ba toll ci niveau boo xamante ni biir Oxfam da doon déranger maanaam da doon gêner ONG bi parce que dafa am position boo xamante ni jël na ko taxaw pour xeex li nga xam ne mooy promotion wu organisation wu góor jigéen yi fii ci Sénégal muy nag projet boo xamante ni Oxfam moom itam daf ci teg bakkanam pour jëmal ko ci biir réew mi. léegi nag naka la ñu yegsee ci bile situation yàgg nañu wax ci mbir yu ñu mel mais xëy na peut-être nit ñi daaw ñu def attention trop ci li nga xam ne ñu ngi ko doon wax dañu nekk ci période boo xamante ni secte maçonnique yi ak organisation internationale góor jigéen yi dañuy dugal ay milliards yu dul jeex ci organisation internationale yi ak ONG yu ci mel ni Oxfam ak yeneen ngir lan réussir seeni projet rawatina nag ci dëkk yi nga xam ne dañu néew doole seen yéene nag lenn la mooy légaliser mariage góor jigéen jàngal xale yi naka la ñuy sëyee seen biir ci bi ñuy nekk nag xale maanaam école primaire loolu mooy objectif bi après nag ñu ne parents yi nag bu leen teel a maye maanaam ñun ñu ngi jàngal xale yi sëy mais si seeni programme dañ naan waajur yi bu ci kenn teel a maye sa doom ku ko ci def sax dañ lay tëj kaso ñu wëlbatiku nag ci ginnaaw di dem ci école yi dem ci université yi di fa séddale li nga xamante ni mooy ay capote gratuitement pour wax jeunes yi sëy leen seen biir parce que ñoom pour gën a jox doole seytaan foog ñu yàq ndaw ñi parce que jeunesse mooy avenir réew boo bëggee yàq ab askan jaaral ci ndaw ñi parce que ñooy doon ëllëg léegi nag ñi ngi ci étape boobu noonu te pare nañ pour xëpp ci réew mi ay milliards jaare nag ci ONG yi parce que ONG yi ñoom defuñu activité génératrice de revenu maanaam defuñu loo xamante ni day jur xaalis léegi lan moo tax ñoom ñuy def ay financement yu bari parce que dañuy financer dañuy fay ay salaires yu baax mais li nit ñi dul laaj mooy fan la ñuy jëlee xaalis boobu noonu bu leen kenn nax xaalis boobu noonu mooy xaalisu secte maçonnique yi organisation wu góor jigéen yi ak pays puissants yi maanaam dëkk yi nga xam ne dañu am doole toll nag ci degré bon ngoo xamante ne nii pare nañ pour imposer ñu ñoom fi ñu toll ci mbon ñu jël ko xëpp ko suñu réew yi yàq suñu réew yàq suñu ndaw yàq suñuy avenir doom
léegi nag ñoom ONG yi seen plan mooy briefer ñi nga xam ne ñooy seen agent yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom bu ñu jëlee fii Sénégal agent yooyu noonu ay sénégalais lañ yoo xamante ni xam nañu réew mi xam nañ naka la dëkk bi di fonctionner. agent yooyu noonu booy xool ñooy transmettre projet yi ci quartier yi jaare ci association wu ndaw ñi ndaw yooyu nga xam ne ñu ci bari amuñu xëy wala ñu ci bari ci jàng lañ toll ñu jox leen ay financement buñ ci noppee jaar ci bàjjenu gox yi nga xam ni am nañ accès ci kër yi ñooy dem ci kër yi di waxtaan ak jigéen ñi di waxtaan ak waa kër yi pour que ñooñu transmettre information bi nga xam ni bëgg nañ ko jàllale ci askan wi. ci beneen wet ñuy liggéey ak ay nit ñi ñuy woowee les personnes influentes maanaam ñi nga xam ni am nañ mbooloo bu takku bu topp seen ginnaaw mun nañ jël exemple artistes yi sportifs yi wala sax homme politique yi. nit ñu mel noonu seen discours la plupart day jàll parce que ñu bari ñi leen di topp da leen di dippee des fanatiques. fanatique boo ko déggee mooy koo xamante ne nii lépp lu fan sam def rek da koy topp parce que daf ko bëgg gëmeewu ko. moo tax tey boo gisee benn artiste exemple artiste la ñuy jël ay woykat ñoo xamante ne nii da lay leer ni jaay ñu album parce que sénégalais du ñu jënd album ci at bi defuñu fi ay concert yoo xamante ni mën na leen jox ay centaines de millions mais boo leen xoolee ci seen xeetu dund dañu am niveau de vie boo xamante ne nii dépassé na ñoom ni ñuy am fop loolu amul sikki sàkk organisation yi nga xam ne ñoom la ñuy defar promo ñoo leen di financer ku leen topp ñu réeral la ay jaamu seytaane lañ. léegi nag nit ñi ñoo war a yeewu kaawu Elimane Kane ku mu joxul leçon de patriotisme yaakaar nañ ni dootoo ko am parce que amoon na salaire bu baax mi ngi nekkoon ci ay conditions yu mucc ayib mënoon a jaar Oxfam pour yegg ci yeneen organisation yu gën a mag yu ci mel ni ONU UNESCO ak yeneen mais dafa abandonné loolu lépp ne damay sauver samay ndawu réew yi nga xam ni da leen bëgg proposer ay mbir yoo xamante ni da leen di yàq seen àdduna ak seen laaxira. pourtant am na ay agents sénégalais yu nekk biir Oxfam préféré dëddu loolu lépp parce que am nañ salaire bu baax parce que buñ ko accepté wul jàpp nañ ni dañuy dem chômage mais ragal yàpp yàlla la yenn yi ku koy def sax wala nga koy xalaat dafa fekk ni gëmoo yàlla gëmatoo suñu borom. parce que yenn saa yi suñu borom da lay teg ci ay épreuves yoo xamante ne nii leen rek la ci jublu mooy xool sa ngëm fu mu toll. ci cas yooyu nag boo naree texe dara du tax nga dëddu sa diine mais boo naree torox li lay jaayloo sa ngor doo ko sax xam. donc sénégalais yi nga xam ne ñoom nangu nañ des biir Oxfam wala ci yeneen ONG yi nga xam ne bëgg nañ saxal mbon ci biir réew mi nañu roy ci Elimane Kane nañu xalaat ñaata dundu ndaw lañu nar a sauver nañu xalaat seen biir bàmmeel parce que foofu yaakaar nañ ni moo gën a métti fii ci àdduna rawatina nag boo fi jiwul loo xamante ni mën nga ko fayeeku ëllëg yowmal xiyaam. donc vidéo bi tey loolu la woon ay leeral ci kaaw Elimane Kane waaye itam ñaax sénégalais yi rawatina ndaw ñi ñu def attention gën a gëm li ñu doon parce que dañu rax benn mu am tamit ñeneen ñu bokk ci ñun di ay sénégalais ànd ak ñooñee nga xam ne dañoo rax pour yàq réew mi lan moo tax alalu àdduna bu leen ko dara jaral. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.